xamuloo suur naa xamuloo doylu naa xamuloo suma biir fees na yow daal yaa ngi ubbi sa gémmiñ bi rek gémmiñ saxaar boobu pare rek pour di lekk rek ba bis biñ laay dagaase loolu laa la bañal nag moo tax ma ne la ne ñu laa suuxal bu leen topp man wax naa la ne man supportuma benn parti waaye suma kontoor Ousainou Darboe ak UDP du tax ne man dama dishonest ne Barrow dina ànd ak yow si fen dina ànd ak yow si tapale dina ànd ak yow si jamfa man pandiri suma conscience mayut ma loolu Mr President joxeel réew mi ni mu gën a gaawee joxeel réew mi soo joxeel réew mi after ñetti yet yi nga d'accord ñoom OJ ñoom Halifa soo joxew réew mi ñu bari nañ lekk suuf Gambia ñu bari nañ lekk ñax si réew mi li tax ñuy lekk ñax ak suuf mooy ne duñ am dunda duñ mën a afford saako maalo duñ mën a dundal seen njobooti seetal ndaw yi nekk si biir Gambia tey nekk miskin nekk ndóol si réew mi sàcc baa ngi sax si réew mi cagatu baa ngi sax si réew mi tax teg si rax dolli Mr President teg si rax dolli sàcc baa ngi ne kur si sa nguur gi lee place yi di nga ko jox ñu am xam-xam place yi ñu ngi koy jox yaa diw yéen a bokk yow diw yéen a bokk benn dëkk bi ngeen jeekoo wala kii sa xarit yi ministre bi la noonu lañ nekk di joxe place réew mi ni moo demee amul sens de ñi nekk di la nax nag di la wax ne di nga mën a nekk président after the transition ñooñu éene wuñ la jàmm Barrow tey yow da nga war na jubale réew mi ak loo ñàkk xam-xam ak loo ñàkk xam-xam loolu sa warigal la pour nga jubale réew mi Mr President waaye góom dañu Yaya Jammeh bàyyi nekk loo di ko saafaral de yaa ngi xaseen góom bi te suñu yàlla dimbale góom boobu duñ ko mën a faj suñu yàlla dimbalewut góom boobu duñ ko mën a faj because dañ am président boo xam ne dafa bëgg a julli waxtu boo xam ne jotut bëgg na pour balaa juróomi ati wala ñetti ati di jeex mu nekk di richest Gambien bëgg na pour dëkk si manson balaa ñetti ati di jeex wala juróomi ati bëgg na pour jabaram yëpp am alal balaa ñetti ati wala juróomi ati di jeex bëgg na pour mu form political party pour mu ñëw nekk président post transition Barrow ye fosta Barrow jël nga foos li nga def ni musuma koy dégg in the meantime li taxoon ñi fal la lu taxoon ñi tànn la loolu nekkuloo si di si yëngu bi ma déggee ngay wax si sa corridor speech bi ne waaw dañ war a jealously safeguard our sovereignty I laugh my ass off bi ma déggee nga ne dañ war a jealously safeguard our sovereignty Gambia amatu sovereignty yow depuis nga nekk président si la Gambia lose her sovereignty Gambia amul benn sovereignty suñ réew mi moo gën a dellu gannaaw tey si Afrique suuf jant suñ réew mi tey moo gën a ñàkk a respecté si Afrique suuf jant su nekkul Sénégal Gambia duñ am courant xanaa dañ doon génte di wax sovereignty ndax ñu laa jox late night classes dañ la ne def ko fa pour nga kontaan lu ñoom panderi ndax di woot sovereignty ndax xam nga minin bi dëkk bu am sovereignty du am économique du am foreign troops dëkk bu am sovereignty du jëlee courant from a neighboring country mu indi ko réewam dëkk bu am sovereignty lu jël géej gi maritime bi ha natural resources mu mogee ko jox ko beneen réew mu am sovereignty
réew mu am sovereignty président am di ko swear in a foreign country réew mu am sovereignty du jël foreign troops ñu ñëw di disrespect our men and women in uniform réew mu am sovereignty du jël économie am mu ñëw moge ko outsource ko jox ko a neighboring country. You need to go back to school. You need to go back to school. You need to go back to school. Da nga wara go back to school because li nga wax xamulo réew mi amul sovereignty Gambia amul sovereignty Gambia amul independence Adama Barrow mo yak li bu toge ci nguur Gambia ku leen waxu leen dëgg so speech writers yi Barrow yi dañ nekk li nax Barrow di ko ne dañu wara jealously safeguard our sovereignty. You need to go back to school, Mr. President, to be honest. Because Gambia's sovereignty, you be on your way, then go compromise. Be on your way, then go compromise with sovereignty. Nakanga ame fiduanan averi sovereignty, but sovereignty la Gambia am. Why Gambia is bari amun deg na rem nga wax sa télé ba mel xalé buy wax we need to jealously safeguard our sovereignty my ass fan la sovereignty bi nga jëlé réew mi nga jébal ko sa papa Macky Sall ak sénégalais doomi Gambia legi they are second class citizens in their own country. Gambians, they are second class citizens. Since Soldari, they have been whooped, they're getting their ass whooped by foreign forces. Ñu lañu saga, ñu lañu ridicule, ñu len quarantine in military barracks, ñu len camps in military barracks. They are worthless, self-esteem. Amatuñ ko, you're talking about sovereignty. Come on, Gambia. Gambia na la waxté lenna. Ndax xam ngeen ko ndax xamulen ko. Aduna bi mi ngi ree Gambia because of Adama Barrow. President bu ciune ne Adama Barrow musuma koy gis. President bu ciune ne Adama Barrow musuma koy gis. Lima gëna metti ci affaire OJ Jallow bi moy yow setulo yow president bi setulo ngay door sa chest ne I'm waiting for the report coming from the AG chambers. You should have been the first person to be investigated. Why OJ lañ bëgg soil his reputation? Ousainou Darboe setut, Adama Barrow setut, Amadou Sané setut. Ñi set ci nguur gogu dañ lañu compter. Fatoumata Tamba Jang setut. So it is an insult ngeen tiye turi OJ bi diko scandalize di yaxaturam bi te yeen xam ngeen ne yeen sàcckat yi yeen jiite sàcckat yi ci nguur gi waaye am ngeen sañ-sañ ne OJ Jallow jël na engrais Gambia mu ngi ko jaay Sénégalais Adama Barrow diggante bu gàtt bi sampana mansion bu jar $1 million waxuma leen dala ci de $1 million mansion Adama Barrow sampana ko ci diggante bu gàtt bi mënu ñoo justifier fan la $1 million bi joye ko Adama Barrow am nañu ko jëndal kër ci biir réew mi comme yaa jàmm ni doon jëndee kër di jaay ñu ko defal ci réew mi ñoo xam ne xamuñ sax kaay ma rey la ci tubaab xamuñ ko ñu ne ñu ngi ci nguur gi ñu ngi leen jot diplomatique passeport nii la réew mi yàqoo tey nii la réew mi yàqoo tey moom Adama Barrow Gambie yu dafa daw yaram ñi mu liggéeyal palais ñoom Fatou Cissé ñoom Ibrahima Cissé tey sa weekend bi sa am naa gan fii Rally di Dawda Fadera mu ngi fii suma city mu ngi war a dem si barbecue xale yi Father's Day happy Father's Day Gambie ku nekk Father maa ngi laa wis happy Father's Day kooku sàcc moo ko génnee Gambie ñu ne ko fii si embassy bi nii la réew mi yàqoo réew doo ko mën a yóbbu si xeet te Adama Barrow jaxasekat la jaxasekat yi daf leen dee transfer du leen charge du leen prosecute waaye am nañ sañ-sañ ñu ne OJ la ñooy prosecute lii mooy problème bi léegi nag lim doon rend mu ngi nàcc si kawam
du fii du fële UDP la bëgg a kontaan loo léegi UDP gis nañ ne jàmfaakat la APRC la bëgg a kontaan loo gars yi APRC gis nañ ne jàmfaakat la dina ñàkk diis ñàkk la teg ñoom sàcckat yi xamante ne ñoom neen xamante ne si nguur gi xamante nañ brother Dawda Fadera welcome to Raleigh North Carolina xam naa mu ngi toog di déglu programme bi waaye li ko tax ñu génne ko pale mooy ñu ne dafa jël $100,000 dugg si affaire yi énergie affaire yi courant yi da ngay dégg kaapaw yi nga dégg ni yëpp moom Fatou Ceesay Misa Seydi Yusufa Seydi ndax Yusufa Seydi xam nga foos ne bi laa dee fàtte Yankuba Seydi moom Fatou Ceesay Yankuba Seydi Dawda Fadera ak ki ñoo ooyee Assane Fall bi ñoo joxe dukk bi $100,000 ku nekk loolu leen la jox ñeneen ñi $150,000 Assane Fall ñu jox ko 10 xam nga 20,000 minimum di jël bi Panderi waxee lii ñu ne Assane Fall moo leak story bi ñu dem daxase Assane Fall ak Adama Barrow ñu dàqal ko ñu ne ko Adama Barrow yow soo wetul yow sa bopp nañ la impeach bi ko yow yaay sàcckat yaay seen njiit te moom Assane Fall na di wax ñu ne Panderi moo ko jox information bi Ibrahima Ceesay oo ko kootandek ak Fatou Ceesay ñu ne ko ne ñun am nañ information ne da ngay wax a Panderi fene kese léegi biñu gisee ne amuñ benn évidence pour impliquer Assane Fall ñu dem jël jànqi Assane Fall bu nekk Chicago jaxam recording bi mu doon def ak Assane am ku leen ko yónnee ñu dem jox ko Adama Barrow ñu ne ko binaa yow benn xel nga lii la Assane wax Assane bi ne yow da nga nekk di jaay dëkk bi da nga nekk di compromise dëkk bi da nga ñëw mogee dëkk bi te Sénégal corruption moo nekk seen nguur gi ñu daax Assane Fall nguuri téeri kafo la nguuri jamfa la te OJ Jallow kiisam bi dara du si génn bi ko OJ Jallow amuñ benn évidence su ma waxtaan ak Fatou Ceesay Fatou Touré di ngeen ko déglu su fekkoon ne ñoom liñ doon wax dëgg la ni ko naan OJ Jallow yóbbu nañ ko police waaye Adama Barrow nag amul di moral authority sax di wax yi fi corruption Gambia because moom tey he is not a good role model in when it comes to fighting corruption in the Gambia because dafa teel xel diggante bu gàtt bile nga ñëw sampa mansion water $1 million indi fa road in your village indi fa solar indi fa traffic street light si diggante bu gàtt bi yow fu mu nekk nii yow leen war na impeach tey UDP soo leen pissé off sax mu ne laa impeach bi ko am nañ evidence ku leen waxul lii waxul leen dëgg Gambia dëgg doo ko yërëm so réew mi ni moo demee nii amul chance te moom Adama Barrow dafa war a bàyyi xelam mu xam ne réew mi moomu ko Adama Barrow réewi Gambia moomuloo ko réewi Gambia owuñ la dara yow ak sa jabari jabaram yooyu sax kenn soo xamuñ sax kaay ma rey la si anglais xamuñ ko be nanaani be jàngaani be andaani haydara be an jàngaani réew mi nag duñ ko mën a continuer di ko dénk ñoo xam ne amuñ xam-xam ñu jànga dekk doomi réew mi dem leen ngeen form political parties ngeen ñëw engage Barrow ni ko Panderi di engage nii balaa ñoo next election si Barrow fu mu taxaw dañ koy saaga fu mu taxaw dañ koy saaga fu mu taxaw dañ koy wax ne jogal fili because yow doo mën a yóbbu réew mi Barrow lim nekk di def mooy dumbale ma tene la yow ñun nit yi jàkk seen bakkani si lii ñi dem kaso ñi seen dere tuuru léegi diggante bu gàtt bii yow xalaat loo pour jéem a jubale réew mi développe réew mi ngay xalaat sa jabar am foundation nga am youth movement am political party dem Bill Manson in Mankamakunda at bu nekk nga dem Umra lii saaga la pour Gambia lii saaga la doomi Gambia wake up Gambia